Jafandul tumaya poti la ñaanal iyo yaay nakareru bala Piki no bin yaay ramatu de kayna wando dong warulu tontu salaamaaleykum à tous nos amis internautes de votre site d'information sans limite. C'est toujours un plaisir di ànd ak yéen ci seen différentes émissions mais émission bi nga xamante ni mi ngi tudd Gise ak la rencontre avec vous revient ngeen ci ànd ak saa su ne Ouzin émission la boo xamante ne elle est conçue uniquement pour parler de l'actualité et actualité bi moo ñu obligé ñu ñëw seet si benn ndaanaan bi nga xamante ni kenn dootu ko présenté ci réew mi ñu koy wax Paco di mascotte équipe nationale ñu fàttali leen ki nga xamante ni mooy Thiam moom moo ko yoroon ginnaaw gi mu génnee àddina nga xamante ni moom mooy 12e gaynde bi daal di réunir daal di koy fal mu nekk mascotte équipe nationale boobu ba léegi mu si def liggéey yu am solo mais balaa ñuy sori ci waxtaan bi dama koy nuyu bàyyi ko mu nuyoog mbokk internet yu sans limite ñu ñëw ci waxtaan bi Paco grand Paco maa lay nuyu la ziar. maa ngi lay fay Ouzin di rafetlu sa teewaay fii di nuyu téléspectateurs yi di leen wax ne vraiment ahlan wa sahlan comme niñ koy waxee ci naar démb ñu am mbégte bu rëy yàlla def ñu qualifié pour dem Qatar vraiment di nuyu sama waa dëkk ba nga xam ne fa laa juddoo muy Ndok Saare di nuyu aussi vraiment waa Ngoy Aliou Silla waaye di nuyu tamit waa Ndar ga nga xam ne fa laa am kër yàlla dogal may liggéey université Gaston Berger tey nag ngeen ñëw seet si ma fii ma dalal leen ci daal fas yéene ubbil leen seen samay buntu ñuy waxtaan d'accord alors université Gaston Berger nga fay liggéey comme animateur culturel am sa CDI foofu macha allah alors sa baat bi dafa dee dafa nga sonn waaw xam nga nag boo ma xoolee sax xam ne Ouzin fi mu toll nii dama sonnul macha allah mais nag Sénégal jar na ko ndax coono moom coonoy bànneex la ndax c'est vrai que ay fan ci ginnaaw mën nañ wax sax lu raw ay fan depuis mën nañ ne ba ñu demee CAN bu léegi noppalooguñu parce que dañu dem CAN bu leen fàtte ne dañoo def 1 mois foofu di pousser Lions yi ñëw bi ñu ñëwee tamit fekk fii ay compétition yoo xam ne dañ cee amoon obligation muy mel ni ki basket bi nga xam ne fenêtre yi defoon nañ fi 3 jours fenêtre waaye bool bi nga xam ne aussi organisé woon nañ ko ak Gallo bi nga xam ne Gallo Fall président NBA Africa organisé fi bool bi 12e gaynde nekkoon ci vraiment lu tolloo 15 jours yoo xam ne chaque jour dañ doon dem stade sa bi ma ci jógee dama tawat naa fi yàlla def match bi jub si tamit bon ñu góorgóorlu ñafe ba jóg boo yàlla dogal ñu fexe bo suñu objectif bi ñu bëggoon atteindre nañ ko mooy poussé nañ Lions yi le 12e gaynde ku nekk dem gis nañ taxawaay bi ñu taxaw ci stade bi ànd kook sénégalais yépp te balaa démb def nañ ci ay communication wax nañ ci média yu bari wax nit yi que dañoo war a ñëw vraiment supporter pour que ñu jël li nga xam ne mooy li ñu soxla woon muy qualification mën a dem Qatar 2022. d'accord alors bala ñuy ñëw ci qualification bi donc ni ñuy ñëw sa diggante ak équipe nationale xam nañ ni macha allah da nga am sa liggéey bopp parce que da nga nekk 12e gaynde ñi ni jàpp ni peut-être foofu rek nga nekk loolu rek mooy sa liggéey alors Paco lan moo maanaam sa diggante ak équipe nationale ñëw bi nga ñëw équipe nationale naka la demee quoi cursus bi. voilà loolu mooy lii ma sol defe naa ne lii. mooy université Gaston Berger. nga xam ne. yàlla dafa def en 2002 laa fa dem. ki nga xam ne mooy Karim Cissé. nekkoon directeur u CROUS. CROUS nag boo ko déggee mooy centre régional des œuvres universitaires. moom moo nekkoon directeur bi mu yóbbu ma fa. ma fay liggéey ba mu fay liggéey nag di topp équipe bu basket ba fa nekk. di ko supporter. di dem ba nekk président supporteru université ba. di jële foofu ay bus lu tolloog 17 bus de 60 places di ko andi Dakar. ñuy gagné fii ay match di dem di yóbbu coupe bi à Saint-Louis. loolu nag yàlla dimbale ñu depuis loolu aussi.
vraiment foofu la ñu ràññatlee ci loolu tey jii ba léegi équipe boobu ma nga fa ñuy remercier au passage le recteur ki nga xam ne mooy Ousmane Thiaré di le recteur de l'université waaye le directeur du CROUS Pape Ibrahima Faye bi nga xam ne moo fa nekk ñu ngi koy remercier de passage bu baax aussi di wax ne loolu moom mooy li nga xam ne moo ñu forger ci supporter nampatal ñu ci ba tey jii yàlla def ñu ànd ak basket fu nekk nag boo mën nañ ne 2017 lañ njëkk a ànd ak football ci Coupe d'Afrique 2017 Gabon Coupe d'Afrique 2017 Gabon dañ ci football ci laa njëkk a voyager Aliou Cissé tamit ci la njëkk a yóbbu équipe nationale yàlla def ñu dem foofu ak na mu demee woon 2018 ñu dem Russie Coupe du monde ak nam fa demee 2019 ñu dem muy sama deuxième Coupe d'Afrique 2019 bi ñu demee foofu yàlla def 2019 bi ñu demee vraiment ma nekkoon meilleur supporter de la CAN 2019 ñu dem ba final 2022 mooy sama troisième Coupe d'Afrique yàlla def ma nekk en tant que mascotte di rendre hommage Papa Thiam mi nga xam ne yàlla na ko yàlla yërëm to xare ko àjjana taxaw na Sénégal fu ne ba yàlla def ba muy Sénégal sax mën nañ ne ci mbiri Sénégal la demee ndax ba muy dem di supporter ji finalu 2000 bii passé ci beach soccer bi ci la defee accident bi ko yóbbu kon kooku Sénégal amee na ko njukkal ci kii xare la daan ci toolu xare la daanoo ndax nag bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk moom ci bëgg réewam ci la dem wuy ji boroomam kon kooku wax dëgg fa yàlla mérité na ay honneur léegi man mi ma nekk mascotte yàlla def pour la première fois Sénégal jël Coupe d'Afrique des Nations kon loolu jigadiwuma Sénégal ñu dawal fan yi ñu dawal nii ak lépp yàlla dimbale ñu démb ñu qualifié waat pour dem Qatar kon mën naa jàpp ne bu léegi jigadiwuma Sénégal moo tax toujours ma naan Sénégal rek fondamentalement carrément exactement légalement discutablement honorablement sans limite sans limite rek sans limitement sans limitement alors en fait mais yan jafe-jafe ngeen di faral di am surtout yow mi nga xam ne yaay mascotte bi parce que saa su ne équipe nationale bu soxlaa da nga war a dem mis que soit discipline yëpp donc ban jafe-jafe ngay am si liggéey boobu waa xam nga jafe-jafe ak àdduna ànd yàlla dafa tënk àdduna ci ñaar maanaam tey doomu aadama jëmmi doomi aadama rek ñaar la suuf la ak ndox maanaam boo déggee ma ne suuf ak ndox mooy yàpp yaram ak yaxu yaram ak lépp lu yaram àndal suuf la li ci tegu rek mooy deret ba koy composé mooy ndox ma te defe naa ne bâtiment bii ñu nekk sax li muy kii yëpp fer yeeg lépp boo mélangé ba pare lépp suuf la li koy mën a téye rek mooy ndox mi kon foofu li may expliquer mooy àdduna moo demee noonu à chaque fois mënoo ne ci bànneex laay dëkk bànneex yàlla daa bind bànneex bind naqar bind guddi bind bëccëg loolu la daal su ma ko doon lim du jeex dëgg la voilà pour nga comprendre ne ci loo dugg mën nga ci am loo xam ne du noonu nga ko war a amee mais du tere yow la tax a jóg toujours rek gëmal ne lii de mooy sama mission bëgg-bëgg mooy sama mission parce que nekk supporter tamit supporter dañ ne support kenn waru ko supporter un support yow da nga ñëw pour support kon yow dooleel quoi waaw dooleel léegi yow tamit wax dëgg fa yàlla war nga xam ne loolu yombul bëgg-bëgg la yaa ko bëgg ñëw di ko def kenn engagé wu la pour fay la pour nga di ko def mais yow lii sa bëgg-bëgg bopp la kon boo ci nekk di ci dem da nga ko war a dundal mais boo ko bëggee dundee rek bu boobaa finalement day doon autre chose mais leneen lu la ci fekk nga xam ne lii kat li ma doon def
mérite la ci man mu ñëw dal ci sama kaw. waaw alors bala ñoo ñëw sa relation entre yow ak Zori lii nii lii Paco kan moo la ko defaral lii foo ko defaree. ak lii moom yàlla lii nag yàlla dogal na maa ko defaral sama bopp. lii maa am xalaat bi. maa am xalaat bi. conception bi ngay faral di teg sa bopp mooy tengaade bi quoi. waaw maa am xalaat bi conception bi nii. defar ko réaliser ko. boo seetloo ay fil de fer laa koy takkee. xam nga xaleb dëkk ba xaleb àll. dëgg la day faral di defar ay oto. waaw fil de fer defar ay kii sareetu kii yooyu. dëgg la xam nga. fowukaay yooyu. dëgg la loolu depuis xale. maanaam bu dee da ngaa maanaam xale boo xam ne maanaam juddoo woo. ci koom man fa ma juddoo man damaa juddu ci famille bu modeste. famille boo xam ne macha allah dañu amuñ moom mën naa wax. dama ñëw fekk leen ñu modeste de trop. ba nga xam ne man presque sama fi ma fooye fi ma yaroo ndok saare foofu boo demoon laajte dañ naan la kii viam mën na ci bind livre. parce que man tey lépp lu ma am. ginnaaw yàlla sama yaay moo ma ko may ak sama papa. parce que man dama doon togg pour sama yaay. dama doon fóot pour sama yaay dama doon def lu ne. pour sama yaay. pour sa yaay. loolu bokk na ci li ma def li ma doon. parce que nit tamit loolu maa ngi koy digal doomu aadama bu ne. ku ci dese ndey ak baay. jox ko war ma jox ko cër jox ko wàccuwaayam jox ko lim nga xam ne lu mu yittewoo daw ci suba ak ngoon. loolu mooy doon sa sagu ëllëg looloo ma may li ma doon tey waaw ndax nag ku ma xam ku xam Ndok Saare xam Jaara Juuf xam Moodu Ngom xam ne ñooñu dañoo jaar fu méttee métti ci àdduna kon man su ma demee ba tey man ma dem ci benn niveau bi tuuti rek dama koy sante yàlla parce que damay naan lii bénéfice la dégg nga man ca dëkk ba ma juddoo demoon na ba su ma yére bii nii bu ma ko amee moom mooy doon tubéy bi moom laay xëcc ba mu sës ba mu wàcc ma jël fil de fer takk ko kon bu yeggoon foofu ci dund waaw ci dund kon di nga comprendre ne dans la vie lu impossible amul man mii di wax ak yow mën naa ne la tooguma ci banc te tey yàlla dimbale na ma dinaay toog jàkkaarloog média yu gën a mag ci àdduna bi di fa exprimer wu kon loolu yëpp mbiru yàlla la d'accord voilà d'accord waaw macha allah man sama yaram mais voilà ci pour continuer la lii li gaal gi moo représenté napp bi tengaade bi mooy li nga xam ne mooy def nu mu tuddati boo demee sa àll ba ca tool ya mag ñi yii la ñuy sol pour protéger wu ci naaj wi bët yi ma jéem a def fii mooy xoolal Sénégal benn regard la quoi waaw regard maanaam boo ñëwee bët mooy xool nga xoolal Sénégal lii car rapide la moom symbole la di représenter li nga xam ne mooy transportu Sénégal kii jëmbe bi xam nga ne culture Sénégal tëgg da cee am yoon kii defe naa ne mooy case Sénégal Dakar ba muy tàmbali sax defe naa ay néegu ñax la jógee lañ tàmbalee woon tubaab yi ñëw fekk ñu fi door ñëw àndil li nga xam ne mooy ay tabax voilà kon boo xoolee bu ma nee Sénégal rek maanaam lii image bi dafay refléter ak Sénégal rek bi te l'image ça parle maanaam image day wax léegi mbaxana bi diisoon na nag mais damay def tout ba nga xam ne toujours damay fexe muy gën a oyof boo xoolee lii néeg la néeg bi moo nekk nii jën yi ñoo nekk nii jën yi ko téye moo ko téye voilà loolu laa fi jéem a génne toujours di tënku ca dëkku àll ya di jël comme reflet quoi waaw parce que tamit man dama jóge ca àll ba te fier nag ci loolu parce que dans la vie nit ku ne am nga fi nga jóge te fi nga jóge toujours na doon sa source de motivation te bul mos a complexe ci sa àdduna yàlla bu la yéegalee ba ca kaw ci wis la ay maqaama lu ndaw yow wàcceel sa bopp ba gën a wàcc ci suuf yàlla moom moo lay jël di la yëkkati boppam parce que dina xam ne man fa ma ne man rek maa fa mën a ne
allahu waahidun moom kese fa mën a ne kenn mënu ko frôler ba di ko jege sax kon lu mu wis ci nit ki rek yow boo koy gën a dem rek yàlla looy gën a wàcc sa bopp yàlla di la gën a dimbale yàlla nañu yàlla gën a jàppale message de motivation la waaw donc macha allah alors bu ñu ñëwee ci match bi wala sax balaa ñu ñëw match bi sa diggante ak joueurs yi relation bi nga am ñoom dañuy gis ni ay xarit ngeen quoi. waaw parce que maa ngi seetaan benn vidéo dogguma la benn vidéo Bamba Dieng bi mu defee affaire Pape Bouba Diop bi. waaw maa ngi gis ni nga naan ko mais noo ko essayé. noo ko tooñ quoi noo ko xalaatee noonu quoi muy reetaan. wallaay xam nga dans la vie. da ngay dëggu ak sa bopp. dëgg la door a dëggu ak nit ñi. beneen bi mooy nit naturelal ak li ngay def. parce que kenn forcé wul benn doomu aadama ne ko par force danga may bëgg. nit ki nag li ngay won nit ñi ñooy tax nit yi bëgg la. boo amee yaatu bu ne ci yow boo amee xol bu set xol bu rafet bu ne ci yow yemale ñëpp ne la xam ne yàlla moo ñu bind ñun ñëpp sàkk ñu bañ a am kenn ci moom yéene bu ñaaw yàlla toujours nit ñi dañ lay bëgg. loolu nag man damay sant yàlla. man gëm naa ne lépp li may def dafa naturel te lépp lu may def. suba ba ngoon ba guddi ba bëccëg ci dëgg laa koy teg. dëgg la muy sa diggante ak Kalidou Koulibaly gis nañu offrir la benn maillot Napoli bu rafet. loolu moo andi. joueurs yi. balaa sax ay Kalidou Koulibaly. parce que basket laa gën a nekk man. basket avant football bi nii nee naa la ñetti coupe d'Afrique laa def man basket fi laa jaar ba doon li ma doon Gorgui Sy Dieng yàlla dafa def muy sama xarit. ay ñoom Malay Ndoye ay basketteur yu dul jeex basketteur yépp muy ci jigéen ñi muy ci góor ñi ñooñu sax laa fa laa gën a am ay xarit parce que ñooñu dañuy dem ba oto yi ñuy dugg biis yi ñuy dugg dañ may permettre may ñëw di duggandoog ñoom ci biis bi xam nga kon xarit foofu la raw te loolu ci jigéen ñi muy ci góor ñi kon man defe naa ne côté boobu fa laa ëpp téeméeri junni yoon ay xarit yàlla def aussi football bi temps yi wax dëgg fa yàlla moo xew te ñun bu ñuy supporter nag ñëpp la ñuy supporter au niveau du 12e Gaïndé mooy toutes les disciplines muy football muy basket muy handball muy volleyball muy lépp yàlla def nag ñoom wax dëgg fa yàlla ma am ci ay xarit ku mel ni Kalidou Koulibaly ni nga ko waxee daf ma bëgg ba ma xam ko ki nga xam ne mooy Diao Baldé Keita moom aussi yàlla dafa def mu sopp ma lool bëgg ma ki nga xam ne tamit mooy Cheikhou Kouyaté man tamit gis naa mu won ma cofeel googu mais Kalidou moom vraiment moom mën naa ne moom jege na ma trop ñoom ñëpp a ma jege nag ñoom ñëpp parce que ku ma ci gis vraiment di nga ma safoo di nga ma kii quoi vraiment ñoom ñëpp nag ay Saliou Ciss barki dem rek ñu ngi tooñante et tout ñoom ñëpp daal xam nga ñoom ñëpp vraiment nit ñu baax lañ nit lañ ñoo xam ne buñ ma gisee dañuy bég quoi Pape Gueye barki dem dañu taxaw mais mu def ay vidéo am reetaan bu bëgg xam nga loolu nag sant yàlla la parce que tamit wax dëgg fa yàlla sooy def benn affaire ba nga koy def ñoom ñu bëgg la di la reconnaître ci loolu vraiment loolu day doon loo xam ne tamit da nga koy gën di rafetlu ndax ñun loolu mooy suñu rôle c'est-à-dire ñun suñu rôle mooy ku ñu sélectionné mu ñëw ci équipe nationale rek ñun dañ laa war a topp dañ laa war a galvaniser ñun dañ laa war a won li nga xam ne vraiment dañ laa war a won ne yow sénégalais nga loolu nag moo valable pour Kalidou Koulibaly moo valable pour Saliou Ciss moo valable pour Sadio Mané moo valable pour joueur yëpp ay Nampalys ak ñëpp c'est-à-dire ñun ku ci nekk dañ la war a traiter au même pied d'égalité que keneen ki amul parti pris voilà ñun man boog noonu laay demee. léegi bu ñu ñëwee ci match bi préparation bi gis ni ku nekk yaa ngi doon wootee bi ngeen gars yi bi ñu demee fële 12e Gaïndé c'est vrai que demul woon. ñu ngi la ci dégg nga ci am explication yoo ciy joxe yu xel nangu quand même. léegi ñu xool retour bi préparation bi. ñu gis ni tamit 12e Gaïndé bi dañu préparé wu xam nga. ñëw dañu gën ñu doubler sax par exemple nombre bi nga xamante ni moom moo fa doon moom la ñu amoon habitude di gis d'ailleurs mën nga ñëwal ci préparation match bi balaa ñu ñëw ci match bi. voilà préparation match bi parce que kenn umpalewul ne
léegi le monde bouge avec la communication. parce que lépp li nit kiy def léegi balaa muy def daanaka lu mat 10 minutes. mu tas ci àdduna bi. defe naa ne loolu moo tax yéen ngeen déplacé wu ñëw. parce que da ngeen di relier les informations à temps. léegi nag la am fële Égypte defe naa ne ñun ñëpp a ko constaté. mu dekkoon loo xam ne wax dëgg fa yàlla ñun ñoo leen fekki woon ci seen réew. réew nag dafa boole ñëpp. raaya réew moom mooy li nga xam ne tey ñëpp a ciy retrouvé wu. tey boo ñëwee Sénégal bésu démb bi mën nga xàmmee ñëpp parce que Sénégal moo leen tënk mooy raaya bi vert jaune rouge drapeau bi moo tax ñëpp def nii àndandoo. te ñëpp bu ñu defee nii àndandoo booloo rek ñu am li ñu bëgg. égyptiens yi tamit dañ koo def seen réew ñu amoon ko dañoo àndandoo woon booloo pour contre benn réew ba nga xam ne moo ñëwoon fekk si leen foofa. réew mooma di Sénégal bés boobu ñoom mu jaral leen ñu wuti ay laser mu jaral leen hymne national bi nga xam ne mooy suñu emblème mooy suñu lépp mooy suñu lépp daal maanaam. bañ koy tëggal Sénégal ñoom jéemuñu sax jox daraja wala jox worma hymne national boobu mu jaral leen ko ñu koy ruube te yow nga ne kat man hymne national bi ak raaya réew mi mooy li ma fonk man ba bugguma ko ruube ñoom ñu préféré def ko foofu loolu bu dee yow yaa ngi topp raaya réew moom di ko support dëgg-dëgg loolu day doon mettit ci yow yemuñu ci loolu jël ay laser di def ay comportement yoo xam ne aussi waru bokk ci woon. booy ko ña fa jotoon a dem ak ña fa nekk sénégalais yi fa nekk ñu tegoon leen fa ay coono yu méttee métti lépp daal di yegg si sénégalais bi nekkul rek 12e gaynde wala keneen wala supporter mais sénégalais bi ci boppam moo am réaction wu tamitam nit nag mën nga koy dóor. njëkk koo dóor. waaye bul ko tànnal buy feyeeku fan la lay dóor. fan la lay dóor alors aussi tamit également ma dolli la mooy nouvelle génération bii nii ñoom daanaka bokkut ak génération bu njëkk ba la ndax génération bu njëkk dañuy xaw a maslaa yee nii mais nouvelle génération bii nii loo leen def dañuy fay rawatina sax nga jóge ci Coupe d'Afrique jox benn fierté équipe nationale donc ñëpp mobilisé pour laser yi gis naa mais gisuma la nga yor si laser yi da waaw xam nga ñun nag c'est vrai que communiqué naa ci. balaa match bi parce que li tax ma communiqué ci mooy c'était normal parce que xol du xaw ma nan du góom bañ koy bës bu sa xol mettee rek il faut nga am réaction boo def mais je crois que nekkul loo xam ne lu war a continuer la ci sport tamit quand même parce que tamit bu fekkee ne lii bu continuer mën na jaxase daal parce que sport àndul ak violence sport tribune la boo xam ne partage la boo xam ne vraiment ambiance lañ fa soxla fa divertissement ba nga xam ne vraiment foofu àndul ak violence te am na yoo xam ne vraiment day créer violence mais li andi loolu ba tey mu demee nii mooy ñeen lañ ñu lebal ndax keneen ku créewul loolu kenn du la def yenn yi sénégalais yi dañoo civilisé sénégalais am na yoo xam ne mën naa wax ne fii tey boo doon def di xool sénégalais équipe buñ mos a perturbé nii bariwul. bu dee am na musul amande d'ailleurs. kon nga comprendre ne sénégalais peuple lu jàmm lañ. mais nag peuple lañ boo xam ne tamit du ñu laisser seen ay du ñu baisser seen garde ba nga xam ne da ngay ñëw piétiner leen def lu leen neex dem. parce que bañ nañ ko bu ne ñu ne les lions de la teranga. loolu lañ ñuy bàkki fu ne si àdduna lan mooy teranga. teranga mooy kii teral nit ki bu ñëwee loolu Sénégal fii la samp baax ba nga xam ne à l'étranger sax teranga lañ lay wax. les lions de la teranga ba nga xam ne dem na ba benn moment bi nga xam ne gagneetuñu. demoon nañ ba teranga boobu sax commencé woon nañ. pourquoi ñu ko dindi ñu waxtaanee ko. pour nga comprendre ne c'est-à-dire sénégalais bi. moom teranga la xam. ci jàmm lay dox mais nag taxul mu ñàkk fayda. léegi nag lii def nañ ko. mais la prochaine fois man gëm naa ne bu ñu bëggul benn laser dugg ci stade bi war nañu mën a am pexe yoo xam ne laser du dugg ci stade bi. si ñaari équipe yëpp.
et ci ñaari équipe yëpp. loolu ça dépendra rek. ca dëkk ba. ak CAF na affaire bay demee. parce que tamitam am na contrôle boo xam ne bu ko sécurité bi tegee dëgg. laser mënul dugg ci biir stade bi. mais nag daa am lu ma waxoon keroog. dama ne gendarme yi même bu dee sax dañuy fotosu mbaa ñuy jékki-jékki naan pour tiital égyptiens yi sax dañ ko war a def. parce que réew day toll fi nga xam ne. affaire de réew la daal réew moom ngay sa lépp ngay sauvegarder. te nag Paco démb dafa mel ne booy kenn mënu woon tere ba du ñu dugal laser ci biir stade bi démb encore une fois démb li am dafa extraordinaire. parce que man pour la première fois ma gis ne stade bi ñi ñëw nañ to nekkuñu ay téléspectateurs. dañu ñëw pour supporter ñëpp ànd di supporter du début jusqu'à la fin. te loolu mooy li nga xam ne moo gagné match bii. moo déterminant démb match bi supporters yi ñoo ko gagné. moo tax c'est important rôle supporter dafa am solo parce que galvaniser nga yow mii rek. soo demoon toog ci benn jeetaay nit ki ñëw fekk la. commencé tagg say maam rek mais da ngay yëg sa bopp. da ngay xam ne àdduna noonu la. loolu nag ku nekk moo dem wàcce ci cër bi la yàlla jox. ca maqaama la yàlla jox. loo xam ne wàcce nga ko tuuti pour wane ne rek. damaa war a oyof pour def lii. dem bu wóor na ma ne am na kilifa yoo xam ne jàppoon nañ ne waruñoo mën a taxaw sax di fecc wala ñuy yuuxu mais fecc nañ baa yuuxu nañ. parce que dafay toll fi nga xam ne il faut nga wàcce ci sa ay maqaama tuuti. pour jébbal ko xam ne maqaama boo mënti am rek. yàlla moo la ko ëppale. dëgg la boo ko nangoo wàcce as tuut rek loolu moo lay permettre yow nga mën a def. lu ndaw loo xam ne rek. maanaam des fois am nit ñi jàppe ko ñàkk fayda. fekk du ñàkk fayda. bëgg sa réew la. bëgg sa réew la. te bëgg sa réew si jaam yàlla la bokk. alors ba léegi yéen a ngi ci seen émission la rencontre avec Guissé ak xam naa li ñuy cëral ci waxtu bariwul mais dañuy ñëw ci yow ba sa waay tegee penalty bi yow Paco tiit nga wala tiitoo. non man nag sincèrement démb moom. match démb bi moom. tiitoon naa ci. mais dama ci xawoon am assurance parce que li ma ci taxoon a am assurance mooy El Hadj Diouf. El Hadj Diouf avant-hier bi ñu demee pour installer sonorisation bi. bi ma demee ak oto bi nga xam ne moom moo doon yóbbu sono bi. bi ñu gaaree dañu ñëw dugg si rek fekk joueurs yi di def seen entraînement booy génn booy waaj a génn ma ñëw taxaw comme j'ai l'habitude rek ni ma doon def. ñëw di yuuxu Sénégal rek ay Kalidou rek gars yi rek di leen kii noonu. après El Hadj Diouf bi mu ñëwee ba dafa ñëw ba ci man mu ne ma nii Paco match bi 3-0 la nii la ma ko waxee. El Hadj Diouf de après dem ci otoom quoi. ma naan ko le Saint-Louisien bon temps Diouf rek mu ne ma Paco 3 la. ndeysaan. barke rasulilaay. loolu moom El Hadj Diouf moo ma ko wax. et pourtant match bi 3 la. match bi 3 la de. ndax penalty yi defe naa ne. ñaata penalty yi dugg. wala 3 wala 2. man ma tiitoon xaw ma sax. non 3 penalty yi moo dugg ak bit biñ dugal muy 4. muy 4 waaw. mais. kon 4 la. 4 la waaw moo tax man sama xel daloon. mais dañu gis ni dañu wax ne dañu lire ci information ci page Facebook fédération de football égyptien bi. ñu ne dañuy porter plainte waa CAF surtout commissaire bi nga xamante ni moom moo doon diriger moo représenté woon CAF ci match bi ak FIFA. ci ndax ñoom jàpp nañ ni sénégalais yi dañ leen a tooñ ndax laser yi en même temps bi ñu ñëw ci stade bi dañu doon sànni ay li nga xamante ni moom mooy bis bi ba seen bis bi xaw a toj def benn rapport bind ko naka nga gisee plainte boobu noonu. bon plainte bi moom loolu yu yàggat ak sport la sport moom fu mu amee ay détails yu ndaw rek dañuy def kii waa FIFA sax même boo deful plainte yenn yi ñoom dañ ciy jël ay décisions fermes parce que loolu ak sport a ànd sinon bu ñu dul def loolu du ñu mën a cerner li nga xam ne mooy sport bi. parce que tamitam dafa am loo xam ne il faut ñu teg ay loi pour mën a yenn détails yi bañ a am. mais loolu man jàpp naa ne aussi nañ bàyyi rek comme ñoom def nañ. dugal nañ seen plainte. plainte moom daa mën a jaar ci fiñ ko war a lijjantee rek fañ ko war a àttee. ña nga xam ne ñoo ko war a saytu. après ñoom ñooy génne
dogal yañ ciy dogal. toute façon dogal bu mu mën ci doon tamit dinañ xam ne bu dee ñun ñoo tooñ dinañ ko accepter. mais mënul doon dogal pour man boo xam ne bu fatal lay doon pour Sénégal. parce que mu nekk sanction quoi qu'on dise aussi ñoom la ñu bind noonu dañ koo gis nit ñi gis ko mais ñun aussi dañoo gis ñoom ñu def lu mel noonu. parce que boo leen xoolee fii 50,000 places la fee 80,000 places la woon. moo ëpp fuuf ak ñoom lañ fa def ña fa ne yëpp parce que li ma xam loo ne def nañ leen fa lu leen naqari. jour bi ñu yegsee Aliou Cissé ci boppam. donc wax na ma ne vraiment Paco lu ngeen mën a def leen ko sans yéen ñun duñu dara. dama bëgg ngeen supporter ngeen teg ci supporter boo xam ne bu jaar yoon bu yëngu bu ñëpp peuple bi yëpp nañ ànd ñëw supporter équipe bi ba nga xam ne daañ mën a jël ndam ci kii bi Aliou Cissé mooy wax de. Cheikhou Kouyaté la même chose la ma wax. hôtel Radisson boobu la ñuy doog a jóge Égypte ba yegg si kon xam nga ne ñooñu def nañ leen fa lu leen naqari. trop am nañ fa lu leen metti. voilà kon nga comprendre ne. vraiment wax dëgg fa yàlla ñun aussi mënuñu woon defee leneen lu dul ni ñu defee démb. c'était normal parce que ñoom ñoo ñu ko lebal. nit nag bu la lebalee moom. nga fay ko borom mu mer lam la lebal. waaw ate bor fay. ate bor fay léegi bu ñu ñëw si tirage bi tirage bi ñëwagul c'est vrai. kan nga bëgg a dajale yow par exemple bëgg nga dajal Brésil bokk ak moom poule wala France wala Argentine wala. man day wax dëgg fa yàlla. li ma bëgg man li ma gëm te bëgg ko te muy loo xam ne ci plateau bii laa koy njëkk a waxe na ngeen ko noté bu baax waaw mooy yàlla moom ndam yàlla mooy joxe ndam 12 nekkuñu ci biir terrain bi 11 ñooy football nekkul 11 tubaab 11 nit yu ñuul rek 11 nit yu ñuul waruñoo mën a jël coupe du monde waaw 11 nit yu ñuul dañoo war a mën a jël coupe du monde c'est pas coupe du monde dañ ko defar uniquement pour tubaab yi loolu nag tout un chacun muy joueur muy staff muy képp ku mënti doon nañ gëm ne coupe du monde dañ koo war a mën a dem jouer ko gagner ko andi ko comme ni nga xamee ne noonu lañ def dem fële ci coupe d'Afrique pour la première fois wane fa jom wane fa fulla wane fa fayda wane fa lépp ba yàlla may ñu jëlee coupe d'Afrique bi foofu ngëm-ngëm googu buñ ko amee mu nekk ci ñun à partir de maintenant yàlla mën nañu koo jox ndax yàlla nag li mu yor di ko joxe bari na waaw te mën na koo jox ku ne. kon nag na ko booyi gëm. d'accord nañ gëm ne ñun daal soxlawuñu kuñ ñu jox baax. ku ñu jox baax na ndax kuy gagné coupe du monde. wala kuy gagné coupe d'Afrique. kanara finaalu rek ngay dajeel. ñun daal suñu bët nañ ko teg ca final ba. léegi nag kuñ fa dajeel ca final ba ñu feetu rek ndax final feet la. final feet la fi ñuy daanee lan mooy projet yi ndax lu ñàkk am na ay mbir yoo xamante ne war nga ko def war nga ko liggéey projet yi mën nga si ñëw. waaw projet moom nit ku nekk dans la vie. il faudra ngay am sa ay projet yoo xam ne da nga koy teg. man sama projet depuis 2019 maa ngi koy togg. nekk ci. joxoon naa si toog ak Birane Ndour directeur TFM. ñaari yoon. parce que Paco Sénégal rek dafay dem supporter ji le joueur en club. loolu mooy projet bi maanaam nii may solo. tenue bi. sama ay bagages. sama ay drapeau moom laa bëgg. par exemple ma dem Kalidou Koulibaly invité ma Naples ma ñëw solu noonu ñëw ci stade bi supporter Kalidou Koulibaly ci drapeau wu Sénégal loolu mooy Sénégal rek bi may def nga xam ne tamitam dem naa woon bo protéger ko def ko non commercial Sénégal rek bi loolu noonu moo war a dem di supporter ji le joueur en club loolu c'est mon projet la bu ma def ci sama xel bind ko nekk di ci liggéey ak ay partenaires yu bari nekk ci yooyu loolu daal c'est un projet phare boo xam ne maa ngi ciy demander sponsors yi
pour que ñu jàpp si parce que tey bu ma xesee ba def benn sortie c'est sûr que dina am joueur yu bari ci football ci basket ak lépp fu joueur nekk man daal bëgg naa ñëw supporter si la ci sa club léegi nag reste que joueur yooyu ñoom ñu def ay invitation pour man ma mën a ñëw ci seen club loolu daal mooy loo xam ne sama projet la boo xam ne projet bu ma nekk di dox la waaw kontaan nañ ci waxtaan bi lan nga bëggoon a wax loo xamante ni amaana laajuma la ko ci émission bi waaw li ma bëggoon a wax mooy d'abord ca début ba laa ko waroon a waxe maanaam balaa may tàmbali foofu laa waroon a njëkkee mais dama ci mujjee ndax dafa doon situation boo xam ne bu metti la boo xam ne dafa dal ci université Gaston Berger muy soxna soos nga xam ne dañ koo sàkku ba noppi faat ko ci fan yi weesu mu doon drame bu metti ma gis ne tamit sama université fi nga xam ne fu ma dem ci àdduna bi moo ma ko gënal des fois nit gis ma ak kii ne ma Paco lu tax yow boo demee tel réew doo fa des ma ne ko réew mi gën a riche ci àdduna bi bu ma fa demoon université Gaston Berger moo ma ko gënal parce que fa laa xam man defagum naa 32 réew mais amul réew moo xam ne Chine defe naa ne bokk na ci dëkk yi gën a kii si àdduna parce que ba bu fa demee xam naa ne dëkk bi bokk na ci dëkk yi gën a graaw si àdduna bi ci wàllum koom ak lépp mais defe naa ne UGB moo ma ko gënal parce que fa laa xam li ma doon yëpp ginnaaw yàlla moo ma ko def kon bu leen naqar dalee rek daf may naqari muy soxna soosu faatu foofu vraiment may wax ne encore une fois autorité yi président de la république ñu ngi lay ñaan ci yàlla rek tax université bi ñu dolliwaat moyens yi parce que 600 jàmbaar lañ fa njëkk a orienté tey ñu ngi ci presque 17 000 étudiants ou 18 000 étudiants kon université bi dafa màgg bu jéggi dayoo li ñuy mën a dimbale rek mooy mu am moyens yoo xam ne vraiment budget bi dina doon budget bu dëgër buy mën a tax tey li nga xamee ne moom lañ fay kii yëpp mu wàññi ci lu baree bari loolu nag kenn mënu koo def lu dul état parce que bu ñu xoolee université bu Dakar actuellement boo fa duggee da ngay mel ni yaa ngi ci université Europe yi te loolu moyen moo ko def kon nag monsieur le président de la république ñu ngi lay ñaan ñun waa université Gaston Berger nga yokkaat moyen wu rectorat yokk moyen wu CROUS centre des œuvres universitaires ba nga xam ne dinañ mën a nekk ci autonomie boo xam ne tali yaag lépp lamp yaag restaurant yaag lépp ñu defaraat ko ba nga xam ne étudiant bi dina mën a nekk ci situation boo xam ne vraiment dina am benn apaisement bi ba ñu mën a nekk ci vraiment njàng moo xam ne yenn problème yëpp dina fa wàññeeku loolu daal laay lancé di ko demandé to nga dimbale man lii na jàll non day jàll lii day jàll dina jàll intégralité bi en même temps dina jàll dinañ ko def beneen extrait à part quoi parce que message bu la ñor la te nit moom nit kenn du ko xeebal soxlaam daal en tout cas kontaan nañ bu baax a baax macha allah kontaan naa si yéen aussi di leen ñaanal rek di wax ne Sénégal rek fondamentalement carrément exactement légalement discutablement honorablement UGB rek merci UGB rek Paco moom moo ko tëjee di émission bi nga xamante ni moom lañ doon amal fii ci Sans Limites ngeen ci doon ànd ak Ouzin tey ñu si doon ànd ak ki nga xamante ni mooy Paco 12e gaynde di mascotu équipe nationale di ko ñaanal wér ak wér gu yaram mu continuer di ñu gunge bu baax a baax di kontaan baax a baax également ci taxawaayam ci réew mi Ouzin ma nekkoon ci présentation bi comme ni mu leen ko doon waxee Thiom sama xarit sama doomu ndey Moustapha Thiom maa ngi koy nuyu di ko ziar moo nekk si caméra bi ak si montage bi di leen jox rendez-vous beneen yoon ci beneen rendez-vous jaajëf jafandul tuma yebbu di la ñaanal iyo yaay xareeru balaw piki no bin yaay